asalaamaaleykum internet enquête 221.com ñu ngi dellu si waat di leen nuyu ci seen émission artiste sur la toile. Artiste sur la toile revient encore ak beneen artiste beneen daanaan ñu génn ci théâtre kat yi ñëw ci musiciens yi ki ñu ko ubbee nag je pense que ni Sénégal ñëpp ko namm mais gaan bu garaaw la ñoom ay affaire u laqatu ay affaire u nëbatu yooyu noonu Boy Sidy. mais Amina maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax. di la déwénati ci at bu bees bi. di la ñaanal gudd fan. amiin ak wér ak yaag ñi nga àndal. di ko ñaanal waa Sénégal. di ko ñaanal sama yaay sama papa di ko ñaanal sama staff bépp. ak képp kuy bëggee Sidy Diop rek maa ngi la koy ñaanal te di la nuyu. voilà ñu koy déwénati moom aussi di ko ñaanal yàlla wéral baatam guddal fanam mu yàgg di bégal Sénégal yi. Sidy la moo tax nga ñeme affaire u raar da ngay ñamal gars yi tuuti la génnaat dawaat dugg gars yi di la namm wala namm yi moo lay neex. waaw non du raar sax damay jékki-jékki rek yenn saa tëju du liggéey. waaw n'empêche que tous les samedis maa ngi ci sama ruq di tëgg 5. tous les samedis mais yenn saa day baax nga jékki-jékki rek dugg sa ruq man gisoo tey sax da nga maa bett ndax da ngaa ñëw fekk ma ci sama répétition. dama la sàcc dama la siif man yenn saa noonu laay def damay jékki-jékki rek. dugg ci ruq liggéey parce que chaque jour maa ngi jéem a xool lu bees lu ma indil soppe yi lu bees lu ma indil fans yi nga xam ne dañuy ñëw di dagg seen ticket di ma baal si. chaque jour maa ngi jéem a xool lu bees loo xam ne heure bu ñu ñëwee ma satisfaire laan. voilà gars yi nee nañu Boy Sidy est devenu grand Sidy. waa gars yi de loolu la ñu wax. noo gisee loolu. waaw kontaan rek parce que xar bu nekk liñ naan lu mu tuddati borom butiku mbagg boo gis. ay conteneur ay magasin yu bare na ci xol bi. tamit xale boo gis li muy ñaan mooy màgg lay ñaan jóge fi ma nekkoon dem feneen. waaw gis nañu aussi tamit sa dugg si cour des grands. mais dafa am lu mu àndal loo xamante ne dafa xaw ma da nga ko bàyyi wala jot bi nga amatul wala. ndax loolu la nit ñi xamee woon moo doon def charme Sidy Diop muy jàkkaarloo yi dañ la nam ci jàkkaarloo yi Sidy. waaw xam nga nag parfois yi ci bari jàkkaarloo yi day fekk ma nekk ci ay contrat wu jàmbur. parce que boo seetloo jàkkaarloo yi lu ci bari samedi lay am. waaw te man samedi yi ci bari dafa day fekk ma nekk ci contrat wu jàmbur. yenn saa may def tournée ak Orange yenn saa ma nekk sama ruqu 5 chaque samedi di fa jouer. loolooy waral jàkkaarloo yi ci bari may am empêchement mais n'empêche que ku ma ci woo jàkkaarloo yi damay yëkkati sama numéro frère yi fi nekk yeneen woykat yi sama raq yi. joxe seen numéro nga woo leen ñu ñëw defal la. effectivement mais nag bokkul ba tey ak Sidy Diop bu ñu namoon ci jàkkaarloo mu ñëw dugg parce que nag mën nañ ne Sénégal jàkkaarloo tey bu fi amee valeur Sidy Diop la parce que ce premier single si la gars yi découvrir nekkete jàkkaarloo am na. dëgg la parce que premier single bi daanaka ci live bu jàkkaarloo la génne woon. après ma enregistré ko mooy wiiri ma enregistré ko studio bàyyi ko mu dem. voilà donc il faut que nga xool nag organiser waat sa programme gars yi na mun na nga ci xewi de. waaw man maa leen raw mais xam nga tey ji man ak Baye Sall waxtaan nañ ci ba jéem a jël affaire yi def ko noo xam ne tey ji fi ma ko daan joué muy au niveau de la banlieue du ma créé sama diggante ñoom nameel. ndaxte maa ngi fay joué semaine bee passé laa fa joué concert bu ngand ak Kirène. samedi bii maa ngi war a joué waat tamit Esplanade Guédiawaye de ce fait que ñi namoon Sidy ci jàkkaarloo yi yëpp dañu mujj obligé fu may joué concert nam boobu dañuy ñëw ñoom ñëpp en masse ñëw seetaan ko. ba pare dogguma la mais jàkkaarloo yi demoon na ba benn moment Amina wóoratul woon. waaw ndax gis nga yow ba may mujjee joué Malibu li fa nekkoon ci nit. effectivement demoon na ba bu ma doon joué jàkkaarloo koñ ba noonu lay mel te am na loo xam bu yàggee rek àq la parce que am na dëkkandoo yoo xam ni bu xamuñ li wër koñ bi yëpp peut-être am na ku feebar. am na koo xam ni koo xam ni yaa ngi koy déranger wala dara te bu ma daan joué jàkkaarloo rek doonul nekkati ku jigéen ki ma fay xaalis pour ma koy joué moom ak ay mbokkam. mais àdduna banlieue ñooy màbba ñëw parce que dañ ma bëgg. dem na ba benn moment loolu kenn mënu ko woon contrôler. xam nga bon je me suis dit que ne lii il est temps que ñu xool nuñ koy def quoi. c'est ce qui confirme que Sidy est entré dans la cour des grands parce que booy xool sa premier jàkkaarloo ak yu mujjee yi wute na nag trop. waaw sama premier jàkkaarloo ak yu mujjee yi wute na trop. sama premier jàkkaarloo ñi ngi ma fayoon 15000 sama dernier jàkkaarloo ñi ngi ma fay 2 millions. waaw Sidy nag est-ce que loolu tamit nekkul ni nit ki waru garam lay yëkkati rek teg ko sa loxo. loolu taxul tamit gars yi ragal laa woo si jàkkaarloo yi. non du loolu. yéen da ngay gis koo xam ne daa am yéene boppam rek. barki dem rek am na ku ma woo ku nekk Suisse koo xam ne daf ma ne man loo ma laaj. pare naa pare naa non fii la koy defee day ñëw. daf ma ne loo ma laaj pare naa pour kii ko pour jox la ko mais dafa fekk ma nekk instant yi ci ay contrat di def ay tournée. voilà bu ñu jógee si loolu Sidy dafa am don imité.
Sidi bu la duggalee ci wayu mag ñi dafay mel ni comme si que comme par exemple gis nañ la nga imité xaar mbay ma jaaga ku déglu te gisul danaan xaar mbay ma jaaga. waaw man nag yàlla dafa dogal ni loolu don la ci man ba pare tamit dama am habitude di déglu ñëpp booy déglu ñëpp day tax nga am touche ñëpp loolu moo ma may loolu damay déglu ñëpp mag ñi fi newoon daan woy yëpp j'écoute tout le monde américain yi musique mandingue ñëpp laay déglu loolu waral kenn ku nekk su ma duggee ci sa gaam rek damay mën a woy comme yow fi ngay woyee loolu moom don yàlla la te maa ngi ko koy sante effectivement mais am na aussi beneen si dafa am caay-caayu way si dama la gis nga rap nga am na xaw ma nan la ko rappeur yi di tuddee am na benn terme sniper lañ koy tuddee xaw ma daal freestyle merci beaucoup nga freestyle ni improviser rap. Amina man li nekk ci man lépp macha allah je touche du bois li nekk ci man luy xaaj bi waneegu ma ko waaw xaaj bi waneegu ma ko te Serigne Fallou da daan wax ni tepp moo gën yuréet ay xale lañ yàlla dogal na ñëw nañ Sénégal bëgguñu àdduna bëgguñu ñu nekk ay xale nekk ci suñu ruq nag di liggéey topp ci suñu yoon di liggéey kon li ci kanam defe naa ni moo ëpp fuuf je confirme voilà je confirme quand tu dis que li nekk si yow yëpp wane woo ko parce que bi nga commencé ba tey wan nga ñu facette yu bëri am na gis naa la sax nga acoustique waaw acoustique dama koy def man damay jouer façon musique bu nekk sànq rek balaa ñu commencé répétition maa ngi toog naan grand yi def leen yeneen xeetu musique parce que mbalax bi mi ngi ci man ba pare acoustique boo gisee lu tax ma koy jouer yenn saa may am ay dîner de gala yoo xam ne ay dîner de gala privé la ñu ay King Fat yenn saa ñu woo ma Radisson ma ñëw jouer fa 4 instruments à 5 ñëw toog defal leen acoustique après dellu sama kër ñibbi parce que am na beneen public boo xam ne ñoom dañoo bëgg Sidy Diop di jouer acoustique yenn saa ay kilifa dañ may woo ne ma lan moo tax doo jël yenn saa di def ay after work à partir de 21h jëm 23h parce que ñun dañuy bëgg a génn ñëw découvrir sa acoustique parce que dafa neex voilà Sidy dafa def entrée en matière ci musique ñëw dugg ak benn single live ko ñëpp di la xalaatee live Sidy live rek la mën nga indi sa premier album fin 2017 début 2018 ndorteel waaw album bi c'était une confirmation pour wan gars yi que ni dugg nga toog nga waaw album boobu nag ba ma koy génnee boobu jamono jooju noonu coow li bari woon na Sidy Diop xam nga Sidy Diop lii day jël affaire jàmbur yi lii ak lii je voulais montrer aux gens que ni man am na lu nekk ci man. effectivement parce que tu as fait 8 titres yoo xam ne dama ko créé 9 c'était 9. waaw 9 la mais 8 yi. waaw Jaabira mooy Jaabira moom waaw tàmmoon naa di ko jouer. voilà mais 8 yi yëpp ay 8 yu bees la ma ñëw teg ci Jaabira bi nga xam ne aussi jigadiwuma waaw wax dëgg yàlla nag parce que nekk na loo xamante ne ba tey mi ngi bomb non kenn Jaabira kay Sénégal ñoom doy na ci ba tey Jaabira mi fi sama doom ji jigéen ji mi ngi ci jàmm bu baax voilà mais quand je reviens côté texte kan mooy bind Sidy dafay am fu muy inspiré wala Sidy nekk na koo xamante ne mën na toog nii di waxtaan ak yow jég-jég bi saag rek yuux am lu mu créé waaw loolu yàlla defal nañu ko mais n'empêche que am nañ tamit ay mag yoo xam ne ñi ngi ci suñu ginnaaw di bind te amaana duñ bëgg sax ko tudd seen tur dañuy defar lu rafet defar lu neex ñëw ba ci yow jébbal la ko ne la woyal lii comme sama 5 bonus track yi ma mujjee defar ki toogoon fii léegi doon jouer harmonie bi daanaka morceau yëpp moo ko def ànd ak beneen copain am may fàtte tur bi bàyyi ànd ak beneen copain am boo xam ne maa ngi koy remercier bu baax a baax moom moo ñu waa Samba maa ngi koy nuyu bu baax moom daanaka 3 morceaux yi xaw ma 2 yëpp moom moo bind texte yi indil ma liir ko bàyyi liir ñu xool mu nice ñu génne ko. effectivement du li ma bind rek. du li ma bind rek laay woy. yenn saa Amina jóge fële ne la bind benn affaire ma déglu ko xam ne lii am na sens. ma jël ko way ko. effectivement bi nga jógee si loolu bokk nga si sa génération tey parce que am nga ñoo jugandoo woon mais tu as été premier musicien bi nga xam ne yow yaa fi indi challenge guichet fermé. waaw loolu moom yàlla def na ko loolu moom yàlla def na ko ma koy sante nag bu baax a baax ndax ba léegi suñu borom teggiwul loxoom. chaque jour chaque samedi ñu ngi soppe yaa ngi ñu fay fekk te heure bu ñu fa joué suñu borom mi ngi ñuy defal sutura day fees dell. loolu moom suñu borom moo koy def te dañ koy ñaan moom moo ne ku sant ma dolli la ñu ngi koy sant ci loolu bu baax di ko ñaan yàlla mu dolli te li nekk suñu kanam dàq li ñu weesu. voilà quand je reviens ci sa soirée yi des fois le public de Sidy Diop. dañuy gis ne public bu osé la. des fois aussi est-ce que bon du am benn communication booy defal ñoom xaw leen dalal tuuti.
Je comprends pas fi nga bëgg a waxee. parce que tey quand je reviens am na loo xamante ne mënuñu ci bañ a wax. ci polémique yi nga xamante ne moom mooy am ci soirée Sidy Diop léeg-léeg nga gis ñu génnee ay images yoo xam ne dafay xaw a choqué peuple bi. dañuy naan soirée Sidy Diop la amee ci sa public lay amee. donc est-ce que lu tax doo am ay sensibilisation yooyu def pour ñoom. mais yenn saa na nga gis ay photo yoo xam ne amaana du sama soirée. am na ay photo yu may gis yenn saa loolu du sama soirée. effectivement man sama soirée ba nga dalee dégg Sidy Diop début carrière am ba tey mosoo gis sama soirée benn affaire bu débordé wu. macha allah public bi civilisé laa am dañuy ñëw sol lu rafet xeeñ lu neex jël salon yi jël VIP ci suuf fees dellu ma wéyal leen ba 5 heures yenn saa duñ sax doyal. ma wéyal leen ba 5 heures et demi ñuy doog a dem mais yenn saa nga gis ay images yoo xam ne yow ak sa manager xam nga ni bu baax que ni lii doon sa soirée mais bon. loolu mooy loolu ak métier bi ñoo ànd te doo ko mën a toog wax fenn doo ko mën a xama da ngay continuer sa job rek te xam ni bon am na ñu fi nekk te tudduñu leen buñ defee ay photo monté kook sa soirée loolu sant yàlla la amul problème mais da ngay continuer rek job. effectivement ma ñëw tey ci benn affaire boo xam ne dafa bégloo woon sa public ak say fans moom mooy sa collaboration ak Youssou Ndour. waaw mais dafa mel ni amul aboutissement. man ak moom bu ma juumul bërki démb rek déggante nañ parce que grand bi ku ko xam benn affaire ci moom yàqamtiwul daraam. yàqamtiwul daraam day jékki-jékki woola foo toll yaa ngi ci lii ak lii maa ngi suivre. lii ak lii mais bu ñu waree gisante man ak moom bu ker seddee ñi ngi gisante. bu ñu waree déggoo man ak moom ñi ngi déggante. émission bu ma def da koy seetaan su ma paree mu ne ma yokkal li defal nii toogeel nii waxeel nii defal nii loolu rek c'est loolu rek lu ne la. parce que un grand bu mel ni Youssou Ndour ma koy nuyuwaale toog salon pare ne la lii laa bëgg nga yokk ci lii laa bëgg nga defee lii laa bëgg nga defee lii laa bëgg nga defee sama 5 bonus track yi balaa muy génn moom laa ko njëkk a envoyé balaa muy tas ci rajo yeeg réseaux sociaux yi moom laa ko njëkk a envoyé mu ne ma jox ma déglu ko ba pare ma jox ko mu déglu ko mu confirmé ne ma c'est nice ba pare ne ma 4e morceau bi man mooy sama morceau. waaw mais xanaa nag dina si ñëw parce que nag coow li mooy ñëpp a ngi leen di xaar yéen ñaar. ñi ngi waaj bien vrai que am ngeen lu ngeen def ci benn soirée boo xamante ni moom moo bu grand bal bi. mais nag am na feneen foo xam ne ñi ngi la fay xaar ñi ngi waaj xam nga kuy yoddu saqat ñi ngi waaj moom daf ma sentir man ma sentir ko. ñi ngi waaj benn affaire boo xam ne incha allah yàqamtewuñ ci dara ndax dañoo bëgg buy ñëw rek nekk affaire bu nice affaire bu ñor ñi bëgg ko waaw. waaw mais waaj bi j'espère que du jël temps de ah bon ça dépend de lui parce que moom mooy kilifa bi man maay doom bi non ñu ngi waaj gars yi di xaar xam nga moom nag parfois salivé loo nit ñi quoi mën na nekk tey mën na nekk suba mën na nekk ginnaaw suba moom mooy père man maay doom kon dañuy bootu ci ginnaawam rek effectivement voilà bon Sidy nag juumul ci fi mu bootu non kooku c'est une référence monument la ci musique sénégalaise kenn mënul téye micro Sénégal di way te béggewoo Youssou Ndour ndaxte ñun ñëpp mës nañu révélo ba ngay nekk xale daan déglu ay morceau yoo xam ne naroon nga def dara sax déglu morceau bi indiwaat la ba doo ko def. effectivement waaw voilà su ma ñëwaatee ci beneen domaine Sidy dafa reprendre morceau Ndongo Lo làmb ji. waaw Sidy yow da nga bandi waaw Ndongo Lo lu tax ma rendre ko hommage ci dañ doon. ok hommage nga ko doon rendre. waaw dañ doon xam nga dañu organiser combat Balla Gaye ak Modou Lo mooy retour bi. ma toog ak Aziz Ndiaye sama frère maa ngi koy nuyuwaale bu baax ak Baye Ndiaye ak Baye Sall ñu toog ci studio Papis Konaté ma koy nuyuwaale moom tamit sama papa jooju ñuy waxtaan ci morceau bi ak Baxaaw ñu ne est-ce que duñ jël morceau bi def ko ñu proposé ma quoi parce que man maay way est-ce que duñ jël affaire yi ñu def ko morceau Ndongo Lo ci saa si ma wax waaw ndaxte Ndongo Lo man déjà man maa ngi ci banlieue bi dëkk Géejawaay te ku ne Ndongo Lo xamee ko diggante Géejawaay Pikine banlieue mu yoroon drapeau banlieue bi ne di ko doxal def ci liggéey bu rafet ma ne man dinaa jëlaat morceau parce que am na ay fan su Ndongo Lo yoo xam ne ñi ngi ci town bi bëgg Ndongo Lo ba nga xam ni la Ndongo Lo daan woy keneen mënatu leen ko woyaatal ma ñëw def ci hommage boobu te loolu bëri na ay xaritam ay amis d'enfance am yoo xam ne may nañ ma ci lu nekk dañ may woo ne ma morceau bi moo nekkoon sama morceau ci soirée yi yëkkati teraanga gu bari may ma. c'est vrai que man bi ma la déggee nga way tu nous as fait sentir Ndongo Lo. waaw dama indiwaat typiquement Ndongo Lo. rendre ci hommage Pikine kontaan Guédiawaye Parcelles xam nga Grand Yoff ñëpp képp ku daan bëgg Ndongo Lo ba nga déggee morceau boobu rek nee nga ndeysaan. te way bu amul ndeysaan rek baaxul. waaw loolu de am na moom. waaw
Sidi bëggoon naa ñu aborder tuuti benn question d'actualité waaw. boo xam ne bon mënut a ñàkk ci carrière artiste dégg naa la sax mu am réponse boo ci indi mais avant réponse bi nga ci indi tey polémique bi nga xamante ne moom moo am ci sa son bi nga way Baye Niass. waaw son bi amul polémique. sinap yi ci gars yi def challenge yi moo am polémique. moo tax ma ne la bëggoon naa la indi réponse waaw. Sidi est-ce que des fois du baax si seeni communication ngeen di wax ni nit ñi ñoom ñooy def challenge xam nga mais santu leen loolu dama toog ak sama xarit sama grand muy Abidine Niass surtout Baye Niass la ñu toog ba loolu amee ñuy waxtaan man ak moom ci guddi gi mu ne ma du son bi ndax son bi bu mu génnee ñëpp ko bëgg effectivement képp kuy taalibe Baye son bi neex na la xam nga ñoom ñëpp ñu kontaan ci son bi mais challenge yi ci amoon peut-être moo ñaawal affaire yi te ñoom tamit wax nañ dëgg ndax loolu morceau bi ñu way ki ñu way kilifa la mais Sidi Diop ay Sidi attends je te coupe xam nga lu tax Aha. est-ce que challenge yi ça dépend de toi waaw moom fa laa doon ñëw man ñi ko def noonu challenge yooyu yàlla mi ma tiim xam na ne xaw ma leen xaw ma fuñ dëkk bu ma daje woon ak ñoom xàmmeewu ma leen mais xam nga musique mën nga ko génne fii mu teeri jee Amérique mën nga ko génne jee Amérique mu teeri jee fii kenn xamul musique lu mu doon man génne naa pour bégal taalibe cheikh yi te loolu noonu ma defoon noonu réussir naa ko parce que taalibe cheikh yi kontaan nañ ci Tiwaawan bi ma dëkk kontaan nañ ci ñasee ni ba ñu dégloo morceau bi dañ ci kontaan mais challenge yi ci amoon wax dëgg neex yàlla am ñu ci sol ay solin yoo xam ni yiwul ak morceau boobu loolu ça ne rime pas parce que munoo di woy munuma di woy Baye Niass nga jël morceau bi am noo ko solo di ci fecc tombeeg juste fi ñuy eggee ci laay la xam nga rek day xaw a nduróog leneen te quoi qu'on puisse dire ñun Sénégal lañ nekk ñu Amérique Sénégal lañ nekk mais tamit soppe yi kenn ku nekk aussi daa bëgg Sidi Diop yaakaar na ni ba ñuy def loolu yaakaar na ni sax ci beneen xeetu morceau la nekk parce que man damay génne dara ci saa sénégalais adopté ko jël ko di ko fecc mais nag ñu woo ma ci ñu waxtaan affaire yooyu ma ne leen man maay xale yéenay samay kilifa comprendre nga ma dem seeti sama maam Zeyda Mariama Niass ñu dem fa ñu mu recevoir ma vraiment dugal ma biir néegam bi muy fanaan te loolu rek dafa neex kooku doomu Baye Niass la su ma eggee ci kooku su ma toogul ci ay tànkam ci tànko kan laay toog foofu parce que bu dara du dara sama maam la sama kilifa la xam nga ma ñëw toog ne ko maam man day dama ko woy pour woy sa woy jur bu góor ndax bëgg gi ma ko bëgg ma woy ko waaye nag son bi fii la mujjee nii la mujj defee am ñu ci challenge ji def ci ay vidéo yoo xam ne wax dëgg yàlla tegginawut ma ñëwoon nag en tant que doom en tant que sët en tant que doom ci biir kër gi pour jéggalu ci loolee am mu ne ma yow ci kër gi nga bokk Abidine ma koy nuyuwaale baax ma àndoon ak fak Serigne Bathily ak Salam Diallo Fafa Gueye aussi mi ngi fa woon ñu toog ñun ñëpp waxtaan fa lañ ndekkee ñu defaral ñu ndekki ñu toog waxtaan mu téye ci samay loxo ñaanal ma te man it ba ma fa demee rëccuwu ma ko ndax ba ma génnee yëg naa leneen mais Sidi ñu ñëwaat ci challenge yi xam nga challenge yu dépendre yéen ci artistes yi et pourtant mën na contribuer ci seen promotion yéen artistes yi waaw non doo xam yenn sax da ngay génne morceau rek am ku nekk beneen dëkk defar ci vidéo am dugal ci Instagram am koo xam ne defar na beneen dëkk defar challenge am dugal ci Instagram am moom ba muy def sax amaana xamut li muy def mais nag après loolu yëpp day répercuter ci yow moom la ñuy wax naan siiw du jàmmi borom waaye na nga am mat bu toll ni bu loolu ñëwee na nga ko dékku te dem ci say kilifa ne leen man maa juum gone da ngay xam ne parfois bu dara ñëwee bu wax ji bari demal ci say kilifa te Zeyda Mariam Niass suñu maam la ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaayam guddal fanam doomu Baye Niass la war nañ mën a dem ci moom bu ñu déggee benn rumeur ñu dem ci moom ne ko maam ñun ñooy sa sët ñun ñoo juum te ñi ngi jéggalu mu ñaanal ma am ay taalibe Baye yi fa nekk ñeneen ñoo xam ne jox ma yeneen ne ma booy woyaat Baye lii ak lii kaa ñu jox la ay morceau balaa ma faa jóge jëlee naa fa ñetti morceau yoo xam ne taalibe Baye ñoo ma ko jox wax ma jaar-jaaru Baye ak yëpp ma fas yéene ko woyaat nag incha allah voilà kenn ku si nekk yaakaar na ne am na ci yow droit ba am na lu lay reproché ci di la ñàkk dégg ak di la ñàkk au téléphone ngay jël waaw man moom ku ma woo damay jël man ku ma woo téléphone damay jël yow xam nga loolu ci man mais parfois nag day toll moment yoo xam ne day fekk billaahi wallaahi may nelaw waaye day fekk ay moment yoo xam ne comme ba ni nga ma fekkee nii depuis 17 heures ba 21 heures maa ngi répété comprendre nga
17h ba 21h maa ngi répété su ma jugee damay dem reer tëdd comprendre nga yenn saa guddi gi ma enchaîné dem studio su ma nekkee studio liggéey ba 7h du matin balaa maa egg sama kër ay 8h 9h jot ma ñëw ndekki tëdd sama nekk damay yeew ay 23h minuit ñi lay woo ci diggante bi yëpp dañuy yaakaar ni peut-être yow yaa jëlul fekk man maa ngi nelaw bu ma sañoon man ku ma woo ma jël la ndax man aw ma lul sama soppe su ma sañoon ku ma woo ma jël la ndax man benn numéro laa yor yoruma ñaar yoruma benn numéro laa yor ñi may woo ñëpp ci lañ may jotee su ma sañoon ku ma envoyé vocal WhatsApp wala message ma tontu la su ma sañoon ku ma woo ma jël la mais mënu ma jël ñëpp mënu ma répondre ñëpp mais ñoom ñooy comprendre te xam ne loolu vie artiste la mais suñ ma woowee rek jëlu ma dafa fekk ma nekk di nelaw waaw mais moom su ma nekkee toog samay xarit yeewu yor sama portable ku ma woo dama lay jël ndax man ñoom laa am waaw te ñoom xam nañ loolu ci Sidi Diop waaw Sidi maa ngi lay wax ci commencement bi kër yi da nga ñeme làqatu da ngay def lu bëri ay tournée Sidi dafay génn dëkk bi lu bëri waaw mais nag dalul ànd ak communication lu tax parce que léeg-léeg aussi tamit gars yi dinañ toog gëj a gis Sidi ba te Sénégal musique Sénégal xam nga da ngeen war a communiquer ku ñu gëj a gis ne dafa fay waaw dëgg la mais nag mooy li ma la xam maa ngi la koy wax léegi ne la man yenn saa gëj a génn bi may génn damay nekk ci sama ruq di liggéey mais moo tax ma ne la tous les samedis maa ngi five nekk fa di jouer samay fans di ma fa fekk samay xarit di ma fekk te samedi bu nekk ça fait 4 xaw ma 5 mois bañ ko commencé samedi bu nekk day neex day fees dell mais yenn saa tamit ñu am ay affaires yu ndaw yoo xam ne dañuy dugg ci suñu ruq lijjanti ko ba mu sotti ñuy doog a def communication bi waaw. da nga jóge ci tukki ñëw def benn morceau international. on dit I'm sorry waaw. on dirait que ça n'a pas marché. ah mais bien sûr. morceau boobu bu ma jumul chaque jour Trace TV teg ko. ok morceau bi I'm sorry bi chaque jour bu ma jumul Trace TV teg ko ba pare am naa ci yeneen link yoo xam ne maa ngi def ay yeneen maa ngi waajal yeneen featuring yoo xam ne maa ngi koy def ak ñeneen morceau boobu tey jii nii bokk na ci lu indi sama link ak Sidiki Diabaté ndax morceau boobu da koy daaneel morceau boobu da ko bëgg ba ñu yeggee këram morceau boobu la njëkk a tàppe ne man bii mooy sama morceau lii laa bëgg déglu ko mu neex ko trop morceau boobu chaque jour Trace TV teg ko waaw. bon mais te ku ne Trace wax peut-être chaîne internationale la. voilà mais nag I'm sorry boobu nga ñu ñamal ci côté international. am na leneen lu ci topp leneen la. mais bien sûr maa ngi wàcc yeneen bagage yoo xam ni lu yu yéeme la maa ngi wàcc ay affaires yoo xam ne Amina bu ñëwee gars yi gis beneen maturité parce que man noonu laay liggéey dama bëgg sama ren gu ne gàcceel sama daaw. waaw c'est très important. waaw dama bëgg sama ren gu ne gàcceel sama daaw. waaw dégg olof la. waaw léegi. sànq ba tey maa ngi dégg bonus track lan mooy bonus track Sidi. waaw morceau yooyu nag dama ko defoon ci koor gi maye ko. ma tuddee ko bonus track jaayuma ko defuma ko dara dama ko génnee maye ko ndax li tax ma def loolu am na soppe yoo xam ni foo wootee ñu ñëw concert foo tëgg ci région yi dañuy dagg seen paas ñëw di la fa fekk soirée ñu ñëw. jël seen xaalis dagg passe aller retour taxi te defaloo leen dara man nag ñii dama leen war a delloo njukkal bi mooy lan damay jënd ñëpp mënumaa dugg seen kër ut benn lakos ak benn mbaxane may leen ñëpp mënumaa dugg seen kër nuyu leen waaye am naa benn moyen de communication boo xam su ma ko defee dinañ xam ni man bëgg naa leen te yëg naa leen ma defar 5 morceaux may leen ko morceau boobu ci la taalibe Cheikh yi nekk ak àdduna sama jeeg bi tetteñu ak tere ak kii nu mu tuddati beneen morceau bi laajteewu ma. yaa dégg naa la nga woy si non violence. waaw woy naa ci non violence. woy naa mbëri woy naa àdduna bi ni muy doxee. woy naa mbëri woy naa ñi nga xam ne ñi ngi fi woon te nekkatuñ fi. woy naa marchand ambulant yi. woy naa xam nga chauffeur car rapide bi na yërëm borom scooter bi borom bis bi. ak camion bi nañu yërëmante ci tali bi ndax dara xatul ñun ñëpp ñuy dawalante compréhension marchand ambulant bi nañ ko yërëm ñi néew doole ñu gëstuwaat leen rendre hommage Binta Camara mi nga xam ni moo nekkoon Tamba te génn àdduna dem tamit Mbour géej jaale seen doom yi nga xam ne ñoom ñoo desoon Demba Diop yooyu yëpp tudd naa ko ci mu nekk morceau bu am sens. dafa mel ni comme si que ni Sidi léegi dafa duggante population bi ndax li nga xam ne moom moo nekk seen nooxi xol. waaw moom lay way. ah mais bien sûr parce que je suis la voix des sans voix. am na ñoo xam ne tey ji am na lu ñu bëgg a wax mënuñu ko wax man dama leen koy waxal
am na ñoo xam ne am na lu ñu bëgg a jàllale mënuñu ko jàllale man dama leen koy jàllaleel lu ma musique mbalax ambiance mais nag parfois damay taaj musique bi wax loo xam ne ku ko déglu di nga ne arriéraatal dégg ngeen li Sidi wax. voilà Sidi. émission baa ngi xëccu jëm si jeex. waaw mais li ma koy tëjee moom mooy sa diggante ak say concert. waaw Sidi est-ce que xam nga des na tuuti Dakar fii dootu fi woote ci fenn concert ah bon lu tax. mais dafay déborder. waaw mais loolu ak cant la damay ñaan yàlla mu gën a yokk loolu ak cant la. nit ñi Sidi dem nga Malibu on en parlait partout Sidi je pense dem nga Bessayaw da ngay laal sabar bi nii yàlla bant. non kii non damay tëggantu dégg kii. dem nga Medina Sidi. non des na tuuti non Malibu moom. préfet bi moo ma woo. su ma bàyyi permettre ma wax ci. préfet bi moo ma woo ba ma ñëw. dama sama doom nga sama xarit nga mais Malibu moom dootoo fi jiwati. waaye bàyyi ma joué année bi rek ci Sénégal bi non moom Sidi gis naa la Kaolack topp naa la ci tournée nationale bi nga def ci région yi. dëkku Fifiri moo ma dalal. boo def na des na tuuti. dëkk boo demati préfet bi dina la woon ne la fii dootoo fi tëggati. mais Malibu mu xaw ma fan mais Malibu bu Géejawaay bi moom préfet bi moo ne depuis sama concert daaw bi dama sama doom nga sama xarit nga mais moom li ma gis fii. non fii kenn dootu fi joué concert ren bëggoon naa fa jouer mais mujjul sotti. mais bon waaye parce que daaw y avait beaucoup de blessés. waaye mais xam nga loolu yëpp sant yàlla la. parce que nit woote na bëgg a am loolu te suñu borom dogalu ko yow suñu borom dogal ko ci sa jëmm ji loolu yëpp ab cant la. waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax gën a dolli nag suñu liggéey. te xam ne loolu noonu liggéey rek moo koy maye. waaw man xam nga maa ngi dëkk ci banlieue bi ba tey di fa def ay concert d'ailleurs samedi bii rek maa ngi fa war a def benn concert bu mag ci Esplanade Stade Amadou Barry concert bu mag bu ñu fa jógee nag enchaîné 5 tous les samedis Sidi Diop ak groupe am 5 étoiles ñu ngi 5 tous les samedis Almadi mais soirée yu amul fenn Amina. da ngay publicité nii. mais loolu mënu ci ñàkk. si loolu mënu ci ñàkk. Amina bàyyi ma xam nga loolu mënu ci ñàkk. tous les samedis maa ngi jox ñëpp rendez-vous chaque samedi Sidi Diop mi ngi 5. waaw suma grand théâtre léegi bokkatul ci say challenge. waaw bon du ma ne ay bokkul sax sama challenge wala dara parce que am na nooy waxee rek ñi gisee ko feneen maa ngi waajaat événement bu rëy du ma tudd nag tur mais maa ngi waaj amin mais maa ngi waaj événement bu rëy boo xam ne du sax Bercy waaw pour dire vrai fii la ci Sénégal parce que bala maa dem Bercy damay nekk ci sama réew tëgg fi yu mag ba pare. est-ce que nag Sidi dafa bëgg fii Youssou teg tànkam mu teg la Esplanade Cissesse beeg yooyu. wax dëgg neex yàlla fii Youssou teg tànkam bëgg naa teg fu ko raw sama tànk. loolu laay ñaan yàlla. malgré sama référence la sama papa la moom daf ma bëgg man ma bëgg ko mais fi mu teg tànkam moom sax loolu la may ñaanal fi ñu yegg ci musique yi yéen yàlla ngeen ko raw. waaye te li leen ko mën a may mooy liggéey mais daal Sidi Diop mi ngi waaj benn date phare bu mag boo xam ne fii la Sénégal li ci kanam nag loolu bon nañ liggéey ba ci kanam mi ngi ci suñu kanam incha allah waaw. internet enquête 221.com ñu ngi leen di jaajëfal lii lañ leen indiloon ci seen émission artiste sur la toile ak Sidi Diop ñu bàyyi ko mu tàggoo ak internet enquête 221. waaw Amina di la nuyu di la béggee bu baax a baax di nuyu aussi sama manager ak sama staff yëpp 5 étoiles di nuyu aussi sama dëkkandoo yi nga xam ne ñoom laa dëkkal sama koñ di nuyu waa Guédiawaye Parcelles banlieue Ndakaaru Njaay gépp maa ngi leen di béggee ñu ngi waaj tamit concert bu mag incha allah Médina mooy bi ñuy def chaque année foofu noonu. foofu préfet waxu la bu ko tëggee. non préfet Médina nag waxul Amina bàyyi ma waaye di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir jeel bi parce que dama déggante kenn mu ne ma ñi ci biir gars yi dañ lay béggee bu baax a baax boo fa nekkee ñoom ñëpp daanaka say son la ñuy déglu ma ne loolu def ma toog première émission bu may njëkk toogaat dinaa ci wax quoi ndaxte foo xam ni xama musuma fa sax dem musuma xam li ñuy dund ñuy toog di ma enjoy di déglu samay morceau loolu wax dëgg neex yàlla war naa cee mën a wax ma leen di ñaanal yàlla na yàlla dogal ñu génn fa te bu ñu génnee yàlla buñ fa delluwaat di ñaanal yàlla ñu tëdd ci hôpital yi yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ba ci at mu bees bi ba ñu delluwaat seen kër ñi fi nekkoon
te nekkuñu fi woon te nekkatuñu fi yàlla na yàlla dogal fañ jëm gënal leen fii ñu jugee di wax tamit Sénégal lépp loo xam ne wax naa ko fi rek mu nekk wax boo xam ne dafa dëng wala jubul maa ngi jéggalu li ci rafet yëpp ñi ngi koy sant yàlla te xam ne ndimbalam la di nuyu sama yaay di nuyu sama papa samay xarit samay dëkkandoo sama fans yëpp ak Sidi famille yëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax. voilà ñu koy jaajëfal di am mbégte mu rëy indi leen artiste sur la toile ci enquête 221.com niñ ko baaxee di ko defoo à chaque fois di leen dig daje beneen yoon ci beneen numéro artiste sur la toile ak beneen artiste fii ci enquête 221.com merci beaucoup.